Privilège d'exercer mon devoir citoyen ni ko chaque citoyen war a defee voilà xëy dem wote ji day ginnaaw bi ñu sant yàlla bu baax a baax campagne électorale bi ñu am campagne jàmm ak salaam la woon ñuy ñaan yàlla jàmm jooju continuer tey ba bu résultat yi génnee ba vraiment ñu xam ne démocratie sénégalaise démocratie bu voilà am fondement la bu dëgër la sénégalais yi wane nañu ne mën ngaa politique ci jàmm ak ci salaam ak sax ci bonne humeur may woo tous les citoyens ñu génn ñoom it dem wote ji donte mu ngi taw waaye taw nag aussi xéewal la parce que loolu lañ doon ñaan voilà du tere def li ñu war a def na ñëpp génn wote ji muy xale yi muy mag ñi muy ndaw ñi daal di delluwaat seen kër ci jàmm ak salaam li mooy démocratie bu Sénégal li tax moo tax ñu naw ñu ni ma ko waxee campagne électorale bu ci jàmm ku ne voilà wax ak sénégalais yi xëy dem wote ji ñibbi xaar résultat yi ñi gagné am nañu yaakaar ne ñooy gagné. nekkoon Aminata Touré di tête de liste nationale bu coalition Benno Bokk Yaakaar tey jii ba mu wootee ba noppi foofule ca Kaolack ki nga xam tamit moo jiite coalition Yewwi Askan Wi seen liste suppléant yi nga xam te ne moo mujjee nekk tête de liste di Oumar Sy moom ca Linguère la voté waaye Yewwi Askan Wi ñu fàttali ne seen liste titulaire dañ ko invalidé ba kon suppléant yi ñoom ñoo mujjee jàll kon ñoo présenté liste Oumar Sy moo jiite liste boobule gannaaw bi mu wootee ba noppi yaakaar na nag woo askan wi ñu dem voté ji ndax ñu seen droit la ñoom ñëpp ñu dem voté ji kon loolu la ñaax askan wi ñu déglu ko moom tête de liste suppléant yu Yewwi Askan Wi Oumar Sy ci micro Baye Assane Diaw. waaw comme ni ngeen ko gisee voté naa léegi ba pare fii ci Linguère sama commune di wax ne bi ñu dooree ba léegi bi ñu ubbee bureau de vote yi ba léegi signalé gu ñu en tout cas ay difficultés par rapport ak élection bi xanaa sauf fële sa Thiel fu ñu wax ne dafa doon taw ba am bureau de vote yoo xam ne dañu yéex a ubbi mais sous-préfet mu ngi jël disposition yi ci war pour que élection bi jaar ak na mu war a demee alors li nga xam ne moom laa wax sànq mooy que coalition Yewwi Askan bi nga xam ne ci la ñu bokk damaa war a sax l'intercoalition bi nga xam ne moom moo lënkale coalition Yewwi Askan bi ak wàllu Sénégal am nañu yaakaar bu rëy que sénégalais yi tey danañu wax fan la ñu féete ndax gis nga campagne bi ni mu demee caravane leader yi coalition Yewwi Askan yi fépp fu ñu jaar ci Sénégal population yi génn nañu wan leen seen mbégte wan leen seen yaakaar te yaakaar googu jàpp naa ne du tas parce que coalition bi ña fa nekk di ko doxal xam nañu ne sénégalais yi am nañu yaakaar ci ñun te incha allah rabbi bu ñu yàlla mayee majorité bi nga xam ne moom la ñuy wut ci assemblée nationale danañu taxaw ci jafe-jafe askan wi incha allah rabbi. siège nekk département bi coalition bi waaw loolu moom amuñu ci benn sikki sàkka waxuma sax fii ñu nekk ci département de Linguère mais territoire national ak diaspora yëpp jàpp naa ne incha allah ndam li nga xam ne ñu ngi koy wut booba ba léegi ngir rek fexe nu askanu Sénégal génnee ci ay jafe-jafe parce que wax nañu ne bëgguñu rek am ay député assemblée nationale dañoo bëgg am majorité absolue pour que li jëm ci doxalinu réew mi ñu mën. mu nekkoon Oumar Sy jiite liste suppléant bu Yewwi Askan Wi dañuy dem ca point E fi nga xamante ne ñi ngi fay xaar ki nga xamante ne mooy président Abdoulaye Wade nekk tête de liste nationale bu coalition wàllu barki démb ci àjjuma ji la ñëw Sénégal tey jii mu dem voté ji ñu ngi xamal sax jamono ji yegsi na foofu la ca bureau de vote am dañ fay dem fekk fa Maguette Sow Maguette ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Hadj Ndiogou. kon président Abdoulaye Wade yegsi na foofu ca centre de vote bi. waaw président Abdoulaye Wade mu ngi nii di egsi ci centre de vote bi di Fadilou Mbacké ngir voté moom nag oto bi la ñuy jël ngir dugal ko ci biir centre de vote bi ndaxte fii Hadj Ndiogou nit yi dañ fee bëri lool ba tax na takk der yi ak ñi ñëw seetaanteeg journaliste yi yëpp ñoo ngi xëccoo ngir rek bëgg a dugg ci centre de vote bi ndax bi muy waaj a ñëw dañoo génn ñëpp rek ñu daal di taxaw ci buntu bi ngir xaar kii di maître Abdoulaye Wade gisaguñu ko nag waaye oto bi nag moo ngi nii di dugg ci biir centre bi ñu ngi dem a xool lu ñuy def pour teg ko gën. léegi dañ lay jël en repérage léegi bu génnee rek ñu àndaat ak yow léegi. d'accord kon mu nekkoon Maguette Sow foofu ca Sane Fadilou Mbacké bu point E président Abdoulaye Wade yegsi na léegi mu ngi ci bureau bi ñàkkul kon balaa yàgg dina génn dem voté ji moom ni nga xamante ne moo nekk tête de liste nationale bu coalition wàllu ñibbi si Sénégal nag bërki démb ci ajuma ji tey nag mu xëy dem voté ji ni bépp citoyen sénégalais yi président Abdoulaye Wade ñi koy kon doon xaar yegsi na foofu ca Sane Fadilou Mbacké ci kanam tuuti daañu ci ànd ak Maguette Sow ngir nag ngeen
ngeen dund président Abdoulaye Wade en direct ni muy duggee ci bureau ba ak vote gi yëpp kon bu fekkee tamit yëkkati na ay kàddu daañu ci ànd ak yéen laata moom dañuy dem ci Ziguinchor foofu tête de liste départementale bu coalition Yewwi Askan Wi Guy Marius Sagna gannaaw ba mu wootee ba noppi daal di nay wax ne nañu taxaw temb ngir bañ ko labat wote yi moom nag loolu xam ne waa askan wi tamit ñu dem wote ji dañuy déglu Guy Marius Sagna ci micro Lamine Ba. ñoom ñoo war a sécuriser vote bi. na ñëpp génn voté ba pare taxaw. ndaxte ñii ñuy jëflanteel amuñu beneen pexe lu dul jënd ay nit jënd ay carte def ay transfert d'électeurs. sàcc nag lu mu ko jaral pour sàcc yow mii moom mbir mi war na jaral lu la ko ëpp lu ko raw oto buñ fi gis xàmmee wuñ fii kenn ku nekk ci oto yi oto bi bu mu fi taxaw. dama bëgg muy leer et je lance un appel aux autorités administratives. Elles sont des préfets du peuple sénégalais, des gouverneurs du peuple sénégalais, des sous-préfets du peuple sénégalais. mënuñu nangu préfet ne moom Sall préfet la maanaam préfet bu famille Sall. mënuñu nangu gouverneur ne Sall gouverneur la maanaam gouverneur bu famille Sall. nañu nekk gouverneur ak préfet yu askan wi maanaam tëddee njaaxaanaay. dañu dugg ci ay sàccal parti au pouvoir. ñu ngi leen di lancer un appel à rester républicain. buñ ko mënul ñun on va faire face. je lance un appel à toute la jeunesse à tout le monde. on va faire face. préfet wala gouverneur wala sous-préfet bu fi bëgg a def naka su dul noonu on fera face. dégg naa nag am na ay waa Benno Bokk Yaakaar fii ci Ziguinchor ak feneen ñu ngi dugal ay kaar ak di def ay nervi dama ne bu kenn attaqué kenn waaye nervi bu fi attaqué nit wala jéem a troubler le vote ici à Ziguinchor ou ailleurs nañ leen dóor yu métti yoo xam ne soit ñu dugg seen oto wala ñu yóbbu leen hôpital ndaxte nag yenn yi c'est inacceptable. nekkoon kaddu gi Marius Sagna nekk tête de liste départementale bu Yewwi Askan Wi foofu ca Ziguinchor Ousmane Sonko moom tey foofu ca Ziguinchor la wote moom moo nekkoon tête de liste nationale bu titulaire bu Yewwi Askan Wi waaye seen liste ba dañ ko gàntal tax ba liste suppléant moo jàll Ousmane Sonko njiitu Pastef gannaaw ba mu wotee ba noppi tey ji ñaax na askan wi tamit ñu dem wote ji bu leen taw bi téye kaddu yi Ousmane Sonko ci micro Lamine Ba. waa Sénégal yëpp laay waxal fi mu toll nii parce que bi may ñëw dañ ma ne ñi génn gum pour wote dafa néew trop daanaka liñ ma jox ci ay lim sax bu dee loolu moo confirmé wu dina doon loo xam ne gaw ma ne ci histoire élection Sénégal mus naa faible noonu su dee nag Sénégal liñ ñu woon ci campagne bi dëgg la ci ñoom jàpp naa ne amul dara lu war a mën a justifier que duñu génn wote ba nga xam ne fii ak 6 heures 18 heures dinañu dépasser 50 wala 60% ci taux de participation ndax bu ñu toogee seen kër yi loolu Macky Sall ak nguuram lay arrangé parce que ñoom ñi ñuy jox xaalis pour ñu wote ñoom dañuy génn waaye ñi nga xam ne ñoom seen xalaat ak seen xel rek la ñuy demee pour wote nga xam ne ñooy tànn te lu ci ëpp ñun la ñuy tànn ñoom ñooy faral souvent di toog ci kër yi ak ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi moo tax ñu ne leen ñun de li ñu waroon def nañ ko mënuñu def lu weesu lii bu dee nag dañoo bëgg Macky Sall wéy toog ci dëkk bi wala mu am sañ-sañ ne day def 3e mandat nga xam ne bu ko fi waxee ñi wote jiwul woon pour dagg loolu ñoom ñooy njëkk a génn dañuy dem xeexi moo tax ñu ne leen am na lu gën a yomb xeex. mu nekkoon kaddu yu Ousmane Sonko njiitu Pastef tey jii gannaaw ba mu wootee ba noppi foofu ca Ziguinchor dañuy dellu ca point maa ngi leen ko doon wax Maguette Sow en repérage par exemple Abdoulaye Wade yegg si foofule ca centre de vote Fadilou Mbacké bu point E ngir ñu wote ji génnagul woon wote bi waaye fi mu toll dafa mel ni génn na Maguette. allo El Hadj Ndiogu. waaw Abdoulaye Wade nag génn na. yéen a ngi déglu coow li. foo yandu gën foo fanaan gën foo yandu gën foo fanaan gën. waaw moom nag moo ngi sol ab yére bu bleu. daal di kol gu weex daal di ciy teg mbaxane. ci nag xas loolu la def président Abdoulaye Wade mënul sax fexe ba jàll. ndax nit ñi ak presse bi fi nekk moom nag moo ngi avancé ngir jëm ci bureau de vote numéro 5 fi nga xamante ne ni fi la war a voté président Abdoulaye Wade à 96 ans moom mu ngi mel ni daal ku am ba tey 30 ans. mu ngi nii di dox di wutali bureau de vote am lii di bureau de vote numéro 5 El Hadj Ndiogu. kon foofu militants yi dafa mel dañu mobiliser wu ngir teeru ko moom président Abdoulaye Wade. waaw nit ñi bëri nañu fi lool. yaa ngi dégg coow li noonu. ku nekk moo ngi wax. di ko jëmale ci Abdoulaye Wade ci ay tagg yu ñu koy def voilà yaa ngi dégg coow moom mi ngi avancé di dem ci bureau bi. nga ne comme moom mi ngi avancé di dem ci bureau bi pour voter. ah yeggagul ma ne mi ngi avancé pour dem ci bureau bi. egg na presque ci buntu bureau bi. moo ngi nii. naam nit ñaa ngi bu xante waaye force de l'ordre yi ñu ngi koy sécuriser bu baax.
moo ngi nii ci buntu bureau de vote numéro 5. fi nga xam ne fi lay voté. président Ablaye Wade di dem. voilà. ñu ko gisee kon coow li bëri lool foofu kon ñi accueillir président Wade nga xamante ne jamono ji kon mi ngi dugg ci bureau de vote bi ngir voté foofu ca centre Fadilou Mbacké Maguette. waa xaaj dugg na. waaw dugg na mi ngi ci biir. léegi dañ lay téye en repérage waat su fekkee ne génn rek bu yëkkati ay kàddu ñu àndaat ak yow bu génnee moom président Abdoulaye Wade. ci kanam xaaj kon ñu nekkoon en direct foofu ca centre Fadilou Mbacké président Abdoulaye Wade jamono ji dugg na ca bureau numéro 5 bu centre Fadilou Mbacké ngir voté moom njiitu réew mi woon njiitu PDS nekk tête de liste coalition wàllu ñibbi si barki dem dañuy tëj campagne bi ci àjjuma ji ngir ñëw bokk ci wote yi daal di dem voté ji na ñëpp kon jamono ji dégg nañ coow lu bëri ak mbumbaay bi nga xam te ne moom la àndal moom président Abdoulaye Wade militant yeeg ñëpp taxaw ngir daal di koy tatagal foofa ca centre Fadilou Mbacké en direct woon kon ak Maguette Sow moom dugg na jamono ji ci bureau bi ngir dem ci majagaat woote bu noppee daal di génn bu fekkee ne yëkkati ne kàddu daañu ci àndaat ak ki nga xamante ne moo ñu fa teewal jamono ji di Maguette Sow keneen koo xamante ne tête de liste la woote ba noppi di Pape Diop moom nag mooy tête de liste nationale bu coalition bokk gis-gis liggéey fii nag ci école Ali Codou Ndoye école Paye bu Gueule Tapée la woote gannaaw bi mu wootee ba pare li mu naqarul ak mooy li nit ñi génnul woote ñu déglu kàddu yi Pape Diop. maa ngi sant yàlla bu baax a baax. bi ñu mayee ñu mën a def campagne ci jàmm dem nañu fépp ci Sénégal war nañu Sénégal yëpp peut-être suñu coalition moom li mu def kenn defu ko parce que Benno Bokk Yaakaar moo ñu jiitu woon te gis nañu li ñu def quelquefois dañuy def un meeting régional dans beaucoup de situations mais nous avons fait tous les départements et quelquefois même def nañu ay villages wala ay communes yu ndaw telles que Guédé Chantier et autres mais les coalitions qui sont allées dans le Kédougou aussi jusqu'à Salémata il y en a pas beaucoup et à Médina Yoro Foulah également nous avons fait tout le Sénégal léegi nag élection moom tant que compté wuñu xob yi doo xam nu mu demee mais daal bu dee kii li ñu war a def rek def nañ ko dem ci population yi wax leen li ñu bëgg ci assemblée bii di ñëw loolu def nañ ko li ci des nag yàlla moo ko yore maa ngi ñaan nag sénégalais yi parce que fii ñu taxaw tey fii laa mas a wote depuis 1983 mais situation bii ma gis tey daf ma tiital parce que fii boo masaan ñëw heure bii kenn du fi xaj mu amul benn élection nag muy élection présidentielle ak yi ci des ñëwee mais tey li ma gis daf ma tiital may ñaan sénégalais yi ñi dëkk Dakar ak ñi dëkk ci biir réew mi ñu génn voté ji parce que seen devoir la citoyen bi dafa am devoir ni nga amee ay droit noonu nga amee devoir par rapport à la nation ñi ngi tànn pour juróomi at ay député kon bu ñu toog ba ñu tànnal leen bu ëllëgee ñu naan kii baaxul wala kee baax na ñoom ñoo war a jóg kenn ku ci nekk seet ki la doy nga voteel ko ñu def vote bi ci jàmm ñëpp voté dans la transparence bu ko defee ku nekk ñibbi bu ngoonee ku yàlla jox rek ñu xam ni ñii la yàlla jox lii daal laay wax population yi. mu nekkoon kàddu yi Pape Diop ci micro Fat Sall Pape Diop di tête de liste nationale bu coalition gi bokk gis-gis liggéey moom mu nekkoon fi sax président assemblée nationale ne woon fi tam maire bu Dakar kon woote ba yëkkati yooyu lay kaddu ci loolu tamit dañuy ànd ba léegi ci ñi nga xamante ne ñooy tête de liste yi ñi ànd ak tête de liste bu coalition buntu bi di El Hadji Ibrahima Mbow monsieur Mbow ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadji yaa ngi en direct ci RFM yow woote nga sànq ci suba gi ci lycée Galandou Diouf bu Mermoz gis nañu vote bi ni mu tëddee boobu ba léegi ban jàngat ngay ciy def. waaw jàngat bi rek mooy déjà sant yàlla bu baax a baax bi mu may ñu fekkee ko waaye nag di wax ni vraiment amuloon rang ci centre de vote bi di wax askan bi rek nañu génn nañu voté ku leen neex parce que tey du bésu propagande bésu wax ak askan bi la bésu vote la bésu fête la wax leen ne leen am na solo lool ñu dem ndaxte doole ji ak pouvoir bi peuple bi moo ko amee. pour yow lan moo tax askan wi génn ñu dem voté ji. dama xalaat rek ne. dañ ko jàngat bu ci kanamee. dama xalaat rek ne xëy na conditions climatiques yi la dans certaines zones et puis jafe-jafe yi parce que ñun par exemple au niveau de la coalition buntu bi dañuy agressé du début de campagne ba tey ci suba ñu ngi aussi suñu tête de liste ci waawoon di ko menacé
ne ko yow Abibou Fall opérateur économique nga agrément bi dañ koy retiré soo fa télé buntu bi kooku ñu ngi fa suba teel di fa joxe xaalis pour gars yi bañ a voter suñu tête de liste bu Kër Massar ak bu Touba dañ leen jënd loolu kay leer na nañ donc loolu moo tax ne démocratie il faut que ñun parti politique yi aussi ñuy jàngal suñu citoyens yi lan mooy démocratie ne leen état dañoo war a tànn ay représentants yi institution loolu doole la boo xam ne askan bi moo ko amee waxu ko fàtte jënd bi ñu leen di jëndal seen xaalis dañ leen di delloo d'une certaine façon te rafetul du ci anam bi gënee léegi nag démocratie dafa ànd ak jàng ak citoyenneté am na nag yeneen difficulté physique parce que dégg naa par exemple à Casablanca ñu ngi ma koy wax léegi bulletin buntu bi nekku fa mais ala jënd ko li kenn dafa yéeme Casablanca huit liste rek ñoo nekk fexe nañ ba dans le centre de vote de Casablanca bulletin buntu bi nekku fa loolu waaye ne aussi est-ce que léegi loolu yeggee ngeen ko ñi yor élection yi waa direction générale des élections pour xam lan moo xew wala waa Sénat non mais ñun pour ñun ñi gën a gaaw a yeggee mooy di ngeen di def nii laaj ñun ñu wax leen li ñuy dund loolu la beneen affaire bi mooy ñu nekk Richard Toll ak Kaffrine ci abri provisoire yi mënuñoo voté parce que ñu ngi ay néegu ñax yoo xam ne ndox ba nga fay walle mënuñ génne bulletin de vote dafa nekk ay jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koy dund am na solo ñu koy waxtaan askan bi ne leen nag c'est une raison supplémentaire pour que ñoom ñëpp ñu génn voté nañ voté nag ku leen neex loolu mooy démocratie parce que tey du su campagne du su propagande waaye nag nañu voté parce que doole jooju ñu nar a wane dafay jox légitimité ñi ñuy jiite républicain la ñu wax mooy lu ñëpp bokk lu ñëpp bokk nag c'est pour le bien du peuple ce peuple là il faut que mu exprimer wu tànn ay njiit tànn ay programme tànn ay équipe suñu ko deful rek dañu am ay médiocre rek ay médiocre comme ni ñu am actuellement rek de ñoo xam ne matuñoo njiit mënuñoo jiite te seen bopp lañ fi nekkal loolu moo tax mu jaral na lu nekk achat de conscience dafa war a jeex vraiment souhaité au président bon séjour au Sénégal jërëjëf monsieur Mbow ñi koy sant di koy gërëm El Hadji Ibrahima Mbow la woon en direct moom mooy tête de liste nationale bu coalition bunt bi dañuy dem ba diwaanu Mbour rawatina ca Thiadiaye fekk fa Abdourahmane Diallo Thiadiaye foofu nag la Pape Djibril Fall war a voté moom mi nga xam te ne moo jiite coalition les serviteurs Abdourahmane ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape Djibril moom wote na ba noppi. waaw woote na ba ñibbi na jamono ji nii sax man it maa ngi nii di dellu fi nga xam ne moom mooy Mbour jóge naa Thiadiaye maa ngi ci yoon bi. mais mën nañu wax ni Pape Djibril Fall voté na moom mi nga xam ne moom mooy tête de liste les serviteurs. ak ki nga xam ne tamit moom mooy Omar Youm nekk maire Thiadiaye nekk tamit tête de liste départementale coalition Benno Bokk Yaakaar moom it sànq la daal di pare votom bi. vote ñoom ñaar yooyu nag bi ñu doon voté ci taw bu bëri la woon sànq rek bi ñu doon woo ñi nga xam ne ñoom ñooy waa commission bi pour mën a xam lan mooy pourcentage bi ci taux de participation bi à 13h ñu ngi ñuy xamal ni taux de participation bi 20% la. donc nit ñi génn guñu lu bëree bëri ndax xam nga Mbour au-delà de zone urbaine bi nga xam ne am na ko am na zone rurale. te lu dul taw bi sax jamonoy nawet la ñenn ñi dañuy dem li nga xam ne moom mooy bay ji. waaye teewul tamit taw bi doon na mbir mi nga xam ne tamit dafa nekk di ralentir vote bi. ñu am yaakaar nag peut-être fii am lenn li lu soppeeku. mais ci ñi nga xam ne nag jot nañ ñoom ñu ngi xamal ni am. au lieu de ñaar ñu koy bañ rawatina la population
tête de liste bu coalition Aar Sénégal gannaaw ba mu wootee ba noppi ñu ngi fàttali ne Idrissa Seck moom tamit tey jii ca Thiès woote na waaye yëkkatiwul kaddu gannaaw ba mu wootee ba noppi moom mi nga xam te ne mooy njiitu parti Rewmi bokk ci coalition présidentielle di Benno Bokk Yaakaar dañ dem ba Pikine fekk fa Ndongo Ka Ndong ni ngi lay nuyu. maa ngi fay bu baax El Hadj. diwaanu Pikine seen taux de participation fu mu toll. waaw bi mi di jotee nag ñu ngi woon ci 15,78% ci wàllu taux de participation bi. tax nag ba centre de vote yi nga xamante ni visité nañ ko jàppal ni nag nemmeewuñ ko fa mbooloo mu bëri mbooloo mi dese nañoo génn daal di ñëw ngir mën a wote si am na ci sax ay bureau de vote yoo xamante ni rang bi ci bunti bi day néew lool yenn ñi sax nag kenn dafa dul nekk ñi fa nekk ci biir rek a fay des. leneen li nga xamante ni tamit gis nañ ko moo di ci liste coalition yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk en compétition yëpp teew na lu juróom-ñetti waaye bu dee seeni représentant nag ñett yenn saa yi ñaar. dañuy gis ci bureau de vote waa Benno Bokk Yaakaar. ak waa intercoalition bi wala soit. waa Yewwi ak waa Wallu Sénégal yenn saa ñett léeg-léeg ñaar lay nekk yeneen ñi nag amuñu ay représentant beneen mbir mooy CM Chérif Tidiane benn incident bi ñu fi nemmeeku mooy ki nga xamante ne nii mooy ki nekkoon maire commune bi mu ñëwee ngir saytu centre de vote bi Pape Gorgui Ndong ñenn ci ay militangam dañoo ñëw taxaw ni kenn du ko fi yuuxoo ndax lu ni mel noonu nemmeeku woon ci élection locale yi waa ñi féeteeg l'opposition bi taxaw bëgg ko yëg yu ni mel ñee taxaw dressé wu seen kanam waaye ci mujjantal ga lépp daal dina dellu siwaat ci dal ba yëf yi wote gi daal di mën a continuer fi mu toll nii élage ñu yóbbu. kon daal Pikine 15% ci 13h kon waxtu yi foofu ngeen toll maanaam te minutes ñoo jël fukki ak juróom ñoo wote di lu néew lool. mooy li fi am te boo duggee tamit ci centre de vote yi tamit. lu ni mel day day doon lu muy dëggal. maanaam lu ñuy firndeeku lay doon. ndax affluence bi voilà. taxu ko bëri lool daal. jërëjëf Ndongo Ka ca Pikine kon taux de participation ci 13h foofu ca département de Pikine mi ngi toll ci 15%. dañuy dem ba Kër Massar nga xam te ne mooy département bu bees bu Sénégal 46e département war a fal nag ñaari député ñoom waa Kër Massar foofu la ñuy dem fekk fa Mamadou Oumar Ba Mamadou Oumar ñu ngi lay nuyu. di la nuyuwaat bu baax El Hadj. yéen Kër Massar ci taux de participation bi fu ngeen ci toll. waaw ci nasaraan sànq ñu ngi doon wax 8% la. waaye diggante bi am na évolution. ndaxte taux de participation ci 13h bi ñu jot. 17% la. 17%. waaw évolué na mais ba léegi dafa néew. parce que préfet bi nee na. jamono yi en temps normal ci élection dafa war a fekk ñu weesu 20% yi. nee na nag moom peut-être citoyen dañuy bëgg a génn après midi bi. ñëw voté si mais daal lu mu ci mënti doon fii dafa xiin. donte ni sax tawul mais depuis suba daal naaj gisuñ ko. mu njortu ni nag boo mooy comme que asamaan si neexul muy woo citoyen ñu génn waaye école Massar Gueye nekk Kër Massar Nord. foofu centre la am 24 bureaux de vote foofu la professeur Babacar Gueye mooy président conseil départemental bu Kër Massar. foofu la voté yëkkati ay kàddu ci taux de participation bi et tout ne faible na lool parce que moom bi mu fa ñëwee sax gis na am na bureau de vote yoo xam ni amul kenn koo xam ni mi ngi fa wala dugg na ba voté ba génn te gisul kenn kon koo xam ni. ñu leeral ne professeur Babacar Gueye boobu wuute na ak beneen professeur Babacar Gueye bi ñëpp xam bokk ci société civile bokk ci COSC kon du kooku keneen la. kii mooy président conseil départemental bu Kër Massar. mu def votam léegi Fatou Sow di tête de liste bu intercoalition Yewwi Wallu moom it foofu la war a voté mais peut-être day xaar après midi bi parce que ñi ngi ñu doon wax midi lay voté mais ba léegi gisaguñ ko foofu mu ñëw voté Amadou Hott itam Kër Massar Yeumbeul Sud voté na Yeumbeul Sud ci boppam foofu ainsi vote bi mi ngi déroulé wu normalement ci département bu Kër Massar mais foofu rek mooy exception ndaxte am na benn incident boo xam ne signalé nañ ñu ko fa ñu ne ñaari nit ñu bokk Benno Bokk Yaakaar ñoo yoroon ay spécimen di ko jéem a taf foofu ba arrêté nañ leen. loolu rek mooy incident bu ndaw boo xam ni noté nañ ko fii ci département bu Kër Massar Elage. jërëjëf Mop Mamadou Oumar Ba nekkoon en direct foofa ca Kër Massar taux de participation fi mu toll nii kon mi ngi ci 17% 8% la woon waaye yéeg na léegi ba mi ngi ci 17% foofa ca département bu Kër Massar foo ko soriwul dara di yëmbal ak bokkoon ci Kër Massar tam dañ fay fekk Jean Paul Ndour Jean Paul ñu ngi lay nuyu.
waaw ñu ngi lay fay El Hadji Ndiogou. yéen yëmbal mbir yi nu mu fa tëddee ci wàllum participation bi. waaw fii nag taux de participation bi xaw na faible trop. sax mën a suuf de 10%. bu sukkandikoo ci sous-préfet arrondissement bi. nee nañ nag am nañ njort ne fii ak ci kanam. ci après-midi bi dina yokku. mais le maire Bara Gaye moom voté na. sànq fële ca Madi Ndiaye xam nga ne daanaka moom mooy tête de liste départemental bi Yewwi Askan Wi. donc bu mu paree deful déclaration dafa dem. ministre Amadou Hott moom bureau 7 la voté ministre de l'économie du plan et de la coopération internationale moom école Ababacar Sy la voté bi mu voté ba pare nag def na déclaration rafetlu bu baax a baax scrutin bi lu mu demee ak itam woote dal ak nit ñi voté ñibbi seen kër yi xaar résultat yi ñu génn donc bu ñu defee situation bi globalement daanaka Malika c'est plus de 84 000 électeurs 11 centres de vote ak 160 bureaux de vote Yeumbeul Nord Yeumbeul Sud boo leen boole c'est plus de 105 000 électeurs 14 centres de vote 187 bureaux de vote El Hadji. jërëjëf Jean-Paul Ndour en direct kon ca Yeumbeul foofu tamit 10% la wax maanaam téeméer yi ñoo jël fukki rek ñoo dem woote mu nekk loo xam te ne lu néew la lool ci lim ñoon foofu tamit comme ni ñu ko nemee ko ci gox yu bëri ci réew mi nit ñi dem mu ñu woote ji xam na après njàngat yeeg yooyu daañu xam nan moo ko waral dañuy dem ca benn hôtel bu nekk fii ci Ndakaaru nga xam te ne waa COSC di ko collectif des organisations de la société civile fa la ñuy dajaloo di saytu lépp loo xam te ni soxal na woote yi di koy topp minute par minute ñu tuddee ko situation room ñu ko fay amal foofa Fatou Sall ñu ngi lay nuyu Fatou Sall dafa dagg xam naa léegi nii Fatou Sall ñu ngi lay nuyu allo Fatou ñu leen dellusiwaat ak moom Fatou Sall kon mu jëm ci wàllum situation room maanaam saytu gi nga xamante ne société civile yi ñu ngi koy saytu wote yi jëm ci lépp loo xamante ne nemmeeku nañ ko ci moom Fatou Sall mu ñu koy toppal waa COSC di collectif des organisations de la société civile di koy amal ci benn hôtel bu nekk fii ci Ndakaaru bëggoon nañ xam fu ñu toll ci wàllum taux de participation bi ak tamit wàllum rëq-rëq yoo xamante ne nemmeeku nañ ko ci ni wote yi di demee boobu ba léegi ci suba ba léegi du ñàkk kon daañu àndaat ak moom ci lu yàggaltu dara moom mi nga xamante ne mooy Fatou Sall teewal ñu foofulee ca situation room boobu nga xam te ne waa COSC di collectif des organisations de la société civile ñu ngi koy amal Fatou Sall kon léegi nii daañu àndaat ak moom laata loolu dañuy dem ba Tivaouane fekk fa Amadou Sabax Ba Sabax ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadji Ndiogou. yaa ñu teewal foofa ca Tivaouane taux de participation Tivaouane moom fu mu toll. taux de participation bi mi di jotee. mi di jotee préfet bi mi ngi ñu toll ci 24%. waaye fi may waxee ak yow El Hadji. maa ngi Pire. dama dem ba Pire xool li nga xam ne moom mooy vote bi fii. dëkk Ndoye Bane. dëkk Ndoye Bane waaye xam naa ne moom day dégg dugg na ci àll bi xam naa. ndax fekkuñu ko fi. waaye maa ngi fi nga xam ne mooy l'ancien maire Serigne Mboup ak li nga xam ne ñoo def li nga xam politique fii nii mais jàppal tamit ne Pire tamit jotaguñu li nga xam ne mooy tendance ci wàllum taux de participation mais les gens sont sortis massivement Raoul maa ngi lay nuyu. jërëjëf maa ngi lay fay di la sant. yaa ngi en direct ci rajo Futur Média de manière générale ci lu gàtt rek nan nga gisee scrutin bi mbaa lépp jaar na yoon. waaw ñu ngi sant yàlla di nuyu sa auditeurs yëpp di nuyu El Hadji Ndiogou mi nga xam ne moom mu nekk en direct. di leen gërëm ci liggéey bi fii ci Pire département Tivaouane vraiment bi ñu xëyee ba léegi macha allah ça se passe très bien matériel bi teel na ñëw sécurité bi doy na nit ñi génn nañu dans la discipline. ñu ngi taxaw di voter li nga xam ni noonu lañ ko war a defee ak noonu lañ koy defee chaque fois am nañ yaakaar en tout cas le taux de participation est relativement correct malgré asamaan si mi ngi menacé comme ni ko météo nationale waxee mais en général fii tendance yi jigéen ñi ñooy électeur bi gën a fort te jigéen ñi en général début d'après-midi la ñuy ñëw donc malgré ça progression bi baax na et yaakaar nañ ni danañ am un taux de participation correct. jërëjëf El Hadji Ndiogou Diène yaa ngi ko déggoon kon muy ancien maire bu Pire actuellement effectivement ndax li ñu gis Tivaouane bokkul ak li ñu gis Pire dañoo ñëw gis ne nit ñi dañoo génn ndax bureau de vote yi nga xam ne jot nañ faa dem yëpp dañoo gis nit ñi génn dañoo bari daal maanaam li ñu daan gis ci élection locale yeeg yooyu actuellement à Pire loolu lañ fiy nemmeeku mais revenant à Tivaouane de manière générale de manière ramassée taux de participation bi faible na bureau yi nga xam ne jot nañ leen a visité El Hadji Ndiogou Diène jàppal ne ne vote bi demee fa noonu beneen mbir tamit mooy fépp fu ñu dugg ci bureau de vote yi nekk Tivaouane ñi nga xam ne ñooy représenté coalition yi ñett rek lañ fay fekk bokk na ci Yewwi Askan Wi bokk na ci Benno Bokk Yaakaar ak li ñu naan buntu bi
foo dem rek bu ñu waree nekk 8-3 la ñuy doon El Hadji Ndiogou Diène. jërëjëf Amadou Sabar Ba en direct Tivaouane foofa kon 24% la ñu am ñoom waa Tivaouane donte sax Pire moom nemmeeku ne nit ñi génn nañ bu baax a baax ñi dem woote kon ni ñu ko waxee woon sànq dañuy dem ca Citation Room bi nga xam te ne COSC mi ngi koy amal collectif des organisations de la société civile ci benn hôtel bu nekk fii ci Dakar Fatou Sall ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadji Ndiogou. ñoom lan lañ mën a jàppagum ci taux de participation bi nga xamante ne ñoom ñu ngi koy seeti suba ba léegi lan lañ waxagum lu ñu mën a jàpp. D'accord waa collectif des organisations de la société civile ñoom ci seen communiqué bu njëkk ñu ngi dellu si waat rek ci anam yi ñu doon amalee élection yi ci 46 départements wu Sénégal yëpp ñoom nag sedd bi benn la parce que bureau yi ñu dem rek dañu nemmeeku ni bureau yi am na yu yéex a commencé par souci de la pluie léegi nag ñu ngi ak professeur Babacar Gueye autant pour moi. moom nag mooy chef de mission bi. ñu ànd ceeg moom. professeur Babacar Gueye. est-ce que mën nga dellusiwaat ci communiqué beeg ak élection yi ñu ngi tëddee tey. waaw communiqué bi liñ ci mën a wax mooy que élection yi dans l'ensemble commencé ne ci waxtu yu bari à 8 heures woon nañu. am na yenn bureau ngeen ak benn yi nga xam ne waaye d'une manière générale bureau yi ubbeeku na président de bureau yi ñu nga woon foofu membre bureau yi ñu nga woon foofu li ñu nemmeeku mooy ne coalition yi nekk en liste ci élection yi ñoom ñëpp amuñu ay représentants ci bureau de vote ñaareel li ci gën a bare ñaar ba ñetti représentant rek la ñu gis ci bureau de vote yi waaye constaté wuñu gisuñu ay incident majeur ci scrutin bi ci processus bi xanaa dañu annoncé sànq benn village bu tudd Ndambu Fall ci Kébémer nga xam ne électeurs yi dañu dem pour voter waaye mënuñu mën a voter loolu nag dañ koy vérifier amaguñu toutes les raisons moom la ñu vérifier fu mu nekk nii mais bu dee à part incident boobu vraiment on constate wuñu ay incident majeur l'élection yi continuer normalement li ñu mën a remarquer peut-être mooy participation bi ci suba gi dafa néew moo tax ñun dañuy woote pour que électeurs yi parce que c'est un devoir citoyen vote devoir citoyen la foog Sénégal yi génn dem vote massif parce que partout ñi génn tey su suba bariwuñu loolu. ñaata la toll allo Fatou laajal ñu ko ñaata la toll neen ñi génn bariwuñ taux de participation ñaata la si seen xayma ñoom. taux de participation alors ñaata la toll. mënaguma ko wax parce que suñu technicien ñu ngi koy vérifier fu mu nekk nii dañ suñu finaliser taux de participation bi. moo tax mënaguma ko wax fu mu nekk nii. El Hadji Ndiogou ñu ko déggandoo léegi salle bi. léegi pour moom lan moo waral ba askan wi ni ñu daan génne wuñ ko ba njàngat la ji def moom professeur Babacar Gueye. waaw professeur askan bi ñu daan génne bu njëkk comme élection yi jotoo am lépp nemmeeku bi mooy. génne wuñu noonu waaw. loolu ban jàngat nga ci am. waaw dama ragal loolu bu ñu demee ba ci ngoon si ñu bañ a am taux de participation bu nga xam ne taux de participation bu doy la parce que élection yi fi am ci at yi yëpp chaque fois taux de participation bi dina weesu 50%, dina weesu 55 ba dina dem ba ay 55%. bii passé 54% la ñu amoon. dama ragal nag tendance bi gis nii buñ ko conserver ñu bañ a àgg ci taux boobu. c'est loolu moom bu amee dina xaw a sooxeel élection bi tuuti bu doon sama sago daal. moo tax ñuy woote Sénégalais yi ñu génn massivement ñoom ñëpp ñu voté parce que vote devoir citoyen foog nit yi génn. El Hadji Ndiogou xanaa ma yokk ci rek. beneen salle bi ci côté bi am na ñi ñuy woowee waa EVA ñoom ñoo nekk di
saytu wàllu statistique beeg. te ñu ngi xaarandi nag d'ici 16h30. dinañ am communiqué boo xam ne dinañu wax lépp lu toll taux de participation. incha allah jërëjëf ñu koy gërëm bu baax mu nekkoon Fatou Sall en direct kon foofa cotel ba mu nga xamante ne waa COSC di collectif des organisations de la société civile fa la ñu daje di saytu lépp loo xamante ne ñeel na woote bi fi mu toll nii nag ni ko professeur Babacar Gueye waxee xamaguñu taux de participation fu mu toll waaye lim bi daal néew na tax muy ñaax askan wi ñu dem woote ji ñu àndoon ak moom professeur Babacar Gueye njiit COSC kon en direct ak Fatou Sall dellu di koy gërëm bu baax a baax dem ba Tëngéej fekk fa Abdou Diouf Diagne Abdou ñu ngi lay nuyu. Joogu ñu ngi lay fay di nuyu ñëpp ñu ngi déglu. Tëngéej ndax gars yi génn nañu ak sa taux de participation fu mu toll. waaw ba mu jotee nag ñu ngi amoon taux boo xam ne 19,99% la woon. loolu xam nga ne boo ko xoolee lu néew la. ndax feeñ na ci centre yi ndax bu weesoo bu Colobane bu Mouride bi nga xam ne xëy nañ fa ci suba ga fekk mu fees ak i nit taxaw ca buntu ba yeneen centre yu jaar yëpp dafa yaraax da ngay ñëw rek woote daal di dem ñibbi. lu mel nag moo tax daal ñu jàpp ne taux bi daal dina néew lool wante nag buñ ko dee natt si loolu rek njóogu mën nañoo juum. ndax bu ñu demee fu mel ne Déni Nord dugg nañ ci benn salle daal di nag laajte bañ jox ñi nga xam ne ñoom ñoo fay inscrire muy 543. buñ ko xoolee 233 yi jote nañoo woote. donc kon mu nekk kooku war na sax jege 50% yi. donc kon mu mel ne ñàkk wote gi du bépp zone fii zone Bambilor am na ñoo xam ni génn nañ wote rawatina waa Déni Nord ñi nga xam ne nag moom mooy Abdourahmane Diouf bokk ci waa Aar Sénégal moom tamit war na wote ci école Colobane 1 bi nekk ca Guy Murit foofu nag fa la fekk baax mu war a tamit ki nga xam ne moom tam mooy Yewwi Askan Wi ki leen jiite maanaam coalition bi Tere Wallu moom tamit war na daal di wote mooy ki nga xam ne nag moom mooy Omar Cissé di maire bu Tëngéej te jiite Yewwi Askan Wi moom tey war na wote jàppal na daal ñoom ñaar ñëpp kenn woteegu ci ba léegi woteeguñu jaar yoon nit ñi ñu ngi génn dem di wote ji même bu fekkee ne taux bi daal dina yeex te bu fekkee tamit nit ñi tamit néew nañ waaye daal dara loo xam ne nii nag mooy dysfonctionnement bu ñu mën a signalé gisaguñu ko lu ci am rek incha allah bi dinañ leen ko baaxee suñuy duggaat ci yeneen xibaar kon docteur Abdourahmane Diouf ak Omar Cissé ñoom ñaar ñu kenn woteegu ci te fi mu nekk ni une passé na woteeguñu kon ñoom Abdou allo Abdou dafa mel ni dafa dem ñu koy gërëm moom Abdou Diouf mu ngi doon xam ne kon dafa mel ni docteur Abdourahmane Diouf ak Omar Cissé kon ñoom ñaar ñëpp kenn woteegul kii di tête de liste bu Yewwi Askan Wi Omar Cissé keneen kii di docteur Abdourahmane Diouf bokk ci Aar Sénégal kon mi ngi xamal ne ñoom kon woteeguñu xam naa ko day xaar xëy na ngoon gi ngir mën a dem wote ji bu ñu jógee Tëngéej dañuy dellu si fii ci Ndakaaru dem ba Biscuiterie HLM fekk fa Oumar Abdoulaye Diallo Abdoulaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay As Ndiogu. sa bor boobu noonu HLM Biscuiterie yi ni mu fa mbiri tëddee. fii daal sànq bu ñu jokkooee ak le chargé des élections dans l'arrondissement de Grand Dakar di Seydou Nourou Touré. lu mu xamle mooy ci commune bu Biscuiterie yi taux de participation bi 18% la. ci commune bu HLM taux de participation bi nekk 19%. maa ngi fii nii ci école ay niiru fi nga xamante ni sànq nii foofu la maire HLM voté di Moustapha Diop moom mi nga xamante ni Yewwi Askan Wi la bokk bu mu voté nag yëkkati na ay kaddu daal di ñaax HLM waaye ñoom ñëpp ñu gën ñu ñëw voté ndax lu mu xalaat rek mooy taux de participation bi war na weesu fu ñu toll nii 19%. sànq tam ñu ngi yoon fële ci école Biscuiterie yi foofu nag mooy centre bu gën a mag ci commune Biscuiterie yi ndax 24 bureaux de vote ñoo fa nekk foofu nag le maire de Benno Bokk Yaakaar maanaam di Djibril Wade nekk tam président de la Ligue moom it voté na foofu moom it bu mu voté ba pare ñaax na population Biscuiterie yi ñu gën voté ndax loolu moo leen war tey. donc fu mu ne nii daal jot nañ def ay tour ci ay centre yu bëri waaye vote bi muy déroulé leneen aussi lu ma bëggoon signaler As Ndiogu mooy rek lu ma seetlu ci bureau de vote yu bëri yu ma jot a jaar mooy généralement mandataire Benno Bokk Yaakaar Yewwi Askan Wi ak wàllu nga fay gis dafa mel ni daal ñetti coalition yooyu ñoo ëpp représentativité ci ñaar communes yi ndax yeneen coalition yi doo gis lu ba ci en tout cas ci ay bureau de vote yu ma jot a dugg doo leen fa gis yu mel ni bokk gis-gis yu mel ni les serviteurs yu mel ni Aar Sénégal et cetera donc fu mu nekk nii As Ndiogu lii la ñu mën a jàppagum fii ci diwaanu HLM ak Biscuiterie. jërëjëf Abdoulaye Diallo nekkoon en direct kon foofu ca HLM ak Biscuiterie kon ni mu ko waxee foofu tamit ñi génn demewu ni des na lu benn nit ñoo génn ngi dem wote ji dañuy dem ca Géejawaay fekk fa Omar Mbow Omar. oui El Hadj ñu ngi lay nuyuwaat.
Guédiawaye sa taux de participation fu mu toll. 19%. 19% bi. 13h bi mais xam naa fekk 16h aussi dinañu amaat beneen chiffre. est-ce que fi mu toll nii nit ñaa ngi ci bureau de vote yi wala kenn nekk fa. waaw nit ñaa ngi ci bureau de vote yi ci yenn lieu de vote yi. parce que bu ñu xoolee bureau de vote yi nga xamante ni ñooy UNESCO 3 ay banque islamique fi nga xamante ni mooy Fala Aliou Sall Néné Fatoumata Tall ak Khadija Mahécor Diouf di voté. foofu taux de participation bi dafa xaw a faible lool. daanaka boo ñëwee sax amul rang da ngay ñëw rek dugg voté génnaat. ñoom bu ñu ñëwee tamit candidat yi ak ñeneen bu ñu ñëwee rek dañuy dugg génn mais fu ñu xamante ni def nañu tour dem daal ba xam ne centre bi daal jax na te gars yi te presque jeunes yi ñoo gën a ñëw pour voter mooy école Adolphe Diagne bu nekk ci Golf moom mooy centre bu gën a rëy ci Golf Sud te Golf Sud xam nañu aussi mooy commune bu ëppalee fii ci Guédiawaye moo tax ñu ne kii gañ Golf sax gañ presque Guédiawaye ak Wakhinane Nimzatt boo gañee Guédiawaye ak Wakhinane ak commune bu Golf rek xamal ne daal mbir mi ferenkulay na moo tax daal ci centre vote lieu de centre vote boobu mooy Adolphe Diagne bi may wax nii. foofu daal nemmeeku nañu très forte participation rawatina nag ci jeunes yi bousculade sax moo fa am policiers yi sax pour nga ñëw jàll sax problème la. tellement que gars yi dañ fa bëri rang bi bëri boo duggee ci école bi tamit kazalika. donc daal fa lañ toll fi mu ne nii hélas njóogu jën. kon wut naag li ñu nemmeeku ci réew mi li xew foofa uteek lu bëree bëri li am ci réew bi nga xamante ne ay da ngay ñëw voté dem ndax kenn nekkul ci bureau de vote yi ñu koy gërëm bu baax moom Omar Mbow nekkoon na en direct ca Guédiawaye dañuy dem ba diwaanu Kaffrine fekk fa Omar Ndiaye Omar ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay laaj. sànq yaa ngi wax ne am na dëkk bu tudd Nguer nekk foofu la ca diwaanu Kaffrine askan wi génn ñu voté ndax ñàkkum courant seen dëkk musul am courant tax ñu bañ a ne duñu voté bokkuñu ci. waaw tey ci suba lañ ko door waaye boo seetloo ci fan yi ñu génn jot nañoo def ab benn point de presse ci RFM doon wax ne doon dànkaafu ne su fekkente ne saafara leen courant seen ñàkkum courant boobu nga xam ne dëkk bi depuis dëkk bi amagum na téeméeri at ak juróom-ñaar fukk waaye ba léegi amuñu courant bokk na ci dëkk yi njëkk fii ci tundu Saalum tey nag moo tax ñu banque seen loxo ñoom ñëpp kenn ku ne toog sa buntu kër taal sa ataaye jàkkaarloog mbedd mi bañ a dem fa nga xam ne moo di ca mbañ gàtte gi wote ji ci suba nag lañ ko door gannaaw bi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi sol ay t-shirt yu weex bind ci mbind bu xonq de wax nañ ne tey moom fa suñuy wote te boo amul sens su fekkee ne mbir mi saafara 2024 moom kenn xalaatu ko buñ ci yeggee incha allah waaye tamit terewut nag hélas ci xibaar yi mujj jot nii jamono ji muy àddu yow ni ministre Abdoulaye Seydou Sow moo nga fa jamono ji amal ay waxtaan ngir fexe ba waxtaan ak ñoom ngir ñu bàyyi li ñu jàppoon waaye ba léegi askan wi ñu ngi mooy fi ñu mooy ne duñ bàyyi tant que courant daal wàccut waaye daal mën nañ dem voté ji rek comme seen devoir citoyen la mën nañ dem voté ji après li leen naqari ñu jox ko kilifa yi wala waxtaan ca ñoom rek mais lii seen devoir la dañoo war a tànn ñu dem voté rek waaw liñ mujjee wax daal ci loolu nee nañ at mu ne saa su wote jotee rek ñu nax leen ne leen dem nañ ngeen wote mbir mu weesoo dañ ko saafara ñu nag loolu dañ cee sonn dañ cee tay li ñuy def daal mooy que ndaat gi mooy banque seen loxo bañ a dem wote ji jërëjëf Omar Ndiaye ca Kaffrine kon waa dëkk boobu ñoom di waa Nguer bañ ne ñu vote ji ngir bëgg courant ci seen dëkk boobu ci mbir moom sax waa Senelec lañ ci àndal ki nga xamante ne mooy Mamadou Ndiaye nekk ki li responsable foofu lay ca këru courant gi di Senelec monsieur Ndiaye ñu ngi lay nuyu. Voilà, c'est ça, c'est Mamadou Ndiaye, chef département, maître de la décision régionale. Effectivement, tey sama tey dañu génn vers 10 heures ni waa Nguer Malal nee na duñu vote ji ndax amuñu courant. waaw ma leen xamal ni Nguer Malal concession boobu ERA ko moom. c'est-à-dire que Senelec dafa am zone yoo xam te ni dans le monde rural dafa ko jox ay concession ERA commercial. mu nekk dans le département de Kaffrine. Effectivement, le 23 juillet, le seen poste transport bi lakkoon ñoom nag changé wul ko. ba Senelec bi ko jotee démb tey jël na disposition yi changé ko à midi. dafa changé nañ ko ba courant bi ñëwaat na. mais ni ngay waxee nii dafa mel ni dëkk bi am na courant te ñoom dañu xam ne seen dëkk boobu di Nguer musul am courant Nguer bi mi ngi nekk ci diwaanu Kaffrine. waaw ñaari Nguer la. dafa am Nguer Malal ak Nguer boo xam. Nguer Malal bi nekk ci diwaanu Louga Nguer Malal diwaanu Louga mais Nguer bi nekk ci diwaanu Kaffrine ñoom nee neen mosuñu am courant chaque fois gars yi dañ leen koy naxee dem seen yoon du sotti lan moo waral loolu. ñaari Nguer la. Nguer bi nga xam te ni amul courant te paanul dépannuñu ko. mais Nguer bi nga xam te ni mënul am courant kooku accès universel la. ñun en tant que Senelec. éducation rurale. accès universel état bi la ak. beneen suñu direction yoo xam ñoo leen équipement ñi ciy liggéey mais bu fekkee ni amuñu courant je pense que am na projet yoo xam ñu ngi ci. ñoo leen ci communiqué mais fekkee ni
bu panne la man caa mën a wax mais ñi nga xam ne amuñu courant mën ñoo voté loolu moom il faut maintenant man mën na ma ci wax mais suñu collègue yi bu ñu leen jotee ñi nga xam ne ni waa Azer xëy na waa Azer ñoom mën nañ ci indi leeral waaw waa Azer nag ci indi leeral surtout waa ministère waa état de devenir mais au niveau de Senelec ci la toutes les dispositions pour que dëkk yi nga xam am na courant yëpp ñu ko exploité yi def tout équipe de permanence yi ngi fii def toutes les matukaay yëpp nga xam te incha allah sécuriser nañu courant bi incha allah dañ mën a voté ci jàmm bu fekkee aussi élection kii bi bopp bi dem na ba guddi aussi jël nañ disposition yi nga xam ne lu dëkk sori bu amee courant bi dinañ def tout ba du coupé incha allah. jërëjëf Mamadou Ndiaye ñu koy sant di koy gërëm mu nekk ci Senelec di chef département distribution maintenance bu Senelec fii ci Ndakaaru Bamba Fall maire bu Médina daal dinay voté moom Bamba Fall mi nga xamante ne léegi ci Benno Bokk Yaakaar la bokk gannaaw bi mu jóge woon ci opposition bi nekk léegi sax ministre conseiller moom Bamba Fall bii di voté bu njëkk ci Benno Bokk Yaakaar gannaaw bi mu leen fekkee voté na tey jii gannaaw gi mu yëkkati kàddu ñu déglu ko ci micro Cheikh Tidiane Diagne. xëy na mbooloo mañ daan gis mu takku gisuñu ko ren loolu nag li koy expliquer bëri na ndaxte élection législative ak élection locale ñaar yooyu ak élection présidentielle bokkuñu enjeu élection présidentielle ak élection locale élection yooyu dañuy fal un exécutif muy appliquer di defar di dindi ndax président boo ko falee mën na ni la boo ma falee ma tabax mbedd mi taal lamp yi defar pont sangam la maye bourse maye nangam maire boo ko falee danaan la su ma faloo maay defar nangam mais député du kuy exécuter moo tax su ma déggee ci campagne bi ñuy campagne naan soo ñu fale ñu def nangam dañoo xamul mission député du loolu mission député toog assemblée la toogal fa askan bi di voter loi yi di contrôler aussi action gouvernement bi xam nga kon enjeu yi bokkul parce que député mënul wax dinaa teg kooku pouvoir exécutif moo ko def moom pouvoir législatif la mu nekkoon Bamba Fall maire bu Médina bokk ci Benno Bokk Yaakaar nekk sax ci liste départementale Benno Bokk Yaakaar ci Ndakaaru bi nga xam te ne kii di Aliou Ndoye moo ko jiite mu yëkkati kàddu yooyu tey jii gannaaw bi mu wootee sànq ba noppi dañuy dem ba Touba fekk fa ndaw lañ fa yebal sunu envoyé spécial Serigne Saliou Seck gannaaw bi ñu la nuyoo Serigne Saliou. yaa ngi ak maître Madické Niang. yaa ngi ak maître Madické Niang. maître Madické Niang nga nekkal jamono ji. waaw ñu ngi ak maître Madické Niang maître gannaaw bi nga ñëwee voté si ba pare naka nga gisee vote yi ak lan nga mën a wax. waaw fii de wax dëgg yàlla fekk naa fi jàmm te maa ngi ñaan fépp si réew mi mu mel ne fii ma ñëw mooy ma fekk fi jàmm si sama turu bopp aussi maa ngi ñaan sénégalais yi ni leen nanu génn ñëw voté. ndax bi ma nekkee si yoon wi maa ngi dégg leader yu bëri di jàmbat wax ni nit ñi génn nu voté kon kay ñi ngi ñaan ñëpp génn voté ñëw naa voté si jàmm fekk fi ay représentant wu parti yëf yi aw si yoon lii rek la nu bëgg damay fàttali ñëpp nag ni leen kenn du gañe ko dul Sénégal su vote bi jeexee kenn moo war gañe mooy Sénégal mooy Sénégal jële fi ndam lu kawe wane ni pays boo xam ni démocratie daf fi sax bu wóor pays boo xam ni réew moo xam ni jàmm daf fi sax bu wóor moo tax maa ngi ñaan sama mbokk sénégalais yépp képp kuy wut da nga wut pour jariñ Sénégal kon nanu fexe incha allah su vote bi jeexee Sénégal gagné pour Sénégal man gagné nag mooy lépp aw si yoon lépp aw si jàmm Sénégal ëllëg ñu génne résultat yi suñu génnee ñëpp dem doxi seen soxla man dem doxi seen soxla te dara te du am benn gàllankoor maa ngi fàttali aussi woote jàmm gi ma woote woon si julli gi nee naa leen Sénégal luy ndamam dëgg-dëgg lu tax Sénégal mel nii te booba or amagul pétrole amagul mooy li mu doon réewu jàmm jooju nag ñun ñëpp ak ku nu mën doon citoyen simple bi ma doon acteur politique bi chef de parti bi ki jiite nguur ak ñëpp dañu war fexe ba jàmm jooju sax bu baax a baax kon maa ngi ndokkeel askan wi yëpp
te di leen wax ni nanu fexe ba Sénégal gagné incha allah. maître ki nga xamante ne mooy seen leader wala seen mentor maître Abdoulaye Wade ñu gis na nu ngeen gisee loolu ak taxawaay bi. waaw loolu nag xam nga man yàlla def na ni am na lu ndigal ñëw na si man ba feeteetuma foofu maa ngi toog di déglu ndigalu sëñ Mountakha dama doon waaj samp sama parti bopp sëñ Mountakha jox ma ndigal ni ma kat yow na nga war liggéeyal réew mi gisuma la si ngay samp parti politique Sénégal yëpp dégg ka ba ma joxee ndigal loolu laa wéyee waaye nag lii ma def moom si ndigal li la bokk mooy ñëw taxaw voté bi may voté maa ngi jàppale sama réew maa ngi bëgg sama réew jëm kanam moo tax président Abdoulaye Wade ñëw bi mu ñëw Sénégal maa ngi koy ñaanal jàmm Abdoulaye Wade ku jaar ñaanal jàmm la ndax ku bëgg réewam la ku sonn ngir réewam la kon yàlla na fi yàgg te wér waaye nag man bokkatuma si wàllu googu loolu duma ko leer waaye nag sama digganteeg Abdoulaye Wade diggante bu neex la lu jiitu muy ñëw rek jot naa ko téléphone mooy xamal ni ma fas yéene na ñëw ba pare di ma sant si sama digganteeg moom kon moom tey lan la luy diggante bi mooy diggante mag ak rak diggante ñaari xarit te loolu sunu giiru dund bëgg naa mu wéy su neexee yàlla. mu nekkoon kon maître Madické Niang kon lañ doon teewlu noonu sëñ Saliou ñu leen di sant bu baax di leen di gërëm kon maître Madické Niang moo nekkoon noonu en direct kon ca Touba gannaaw ba mu wootee ba noppi yëkkati kaddu di woote jàmm ak tamit nemmeeku ne ni ñëpp rek ne askan wi nañ daan génne bi yoon génne wuñ ko ngir dem woote ji dañuy génn Sénégal dem ba Maroc fekki fa Khadim Mbaye Khadim ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay nuyu Alaaji maa ngi def. maa ngi sant yàlla alhamdulilah naka waa Casablanca ak waa Rabat. waaw ñu ngi ci jàmm bu baax. foofu moom ndax diaspora bi doomu Sénégal yi génn nañu voté wala li am fii lañ nemmee ko foofu. waaw li am foofu donte sax nag am na lu xaw a yéeg tuuti. jëm ci li nga xam ne mooy taux de participation yi parce que à midi. mi ngi nekkoon 8,56%. léegi yéeg na ba 13%. ba ñaata 16 mi ngi nekkoon ci voilà terme de vote yi mi ngi nekkoon 819 votants ci 9556. léegi nag xaw na yéeg ba 1200. Sénégalais nag yu bëree bëri voté nañ am ñu bii mais am na ñoo xam ne aussi dañ ci dajaloo parce que nekk na comme ni ma ko waxee sànq El Hadj Assane élection yi day nekk benn événement boo xam ni ñu bëree bëri dañ ci dajaloo gisante waat parce que bëriwul Sénégalais événement yi mel ni ñun ñëpp ñuy gisante dajaloo ci benn bërëb te li tax moo gën a yomb sax xam naa mooy fii nii bureau de vote yi nekk fii ci Casablanca yëpp dañ ko dalee ci benn centre donc am na 11 bureau de vote yëpp ñoo nekk fi nga xam ne mooy Casablanca. jërëjëf Khadim Mbaye ñi koy sant di koy gërëm mu nekkoon Khadim waaw xanaa rek li nga xam ne sànq dama ko déggoon ci rajo parce que dafa am ku wax ni dafa am benn liste boo xam ne dafa manqué ci benn bureau de El Hadj Ibrahima Mbow bu coalition buntu bi tête de liste bi nee na ca Casablanca dañ ko wax ne seen bulletin waa buntu bi nekk fa waaw loolu en fait nekk na loo xam ni vérifié nañ ko sànq parce que bi ñu ko déggee rek dañoo daal di delluwaat ci bureau de vote yi kon te vérifié nañ ko ci suba te dañoo delluwaat ba vérifié ko te bi ñu koy vérifié aussi dañu ànd ak ñi nga xam ni mooy waa Sénat moom moo fi toogal waa Sénat dans la diaspora bi ñu demee xool nañ bureau de vote yëpp liste yi nga xam ni moo fi nekk maanaam 8 liste yëpp ñoo nekk ci bureau de vote yi nga xam ni moo nekk ci amul benn liste boo xam ni manqué na ñun sax alerte boobu noonu avant mu koy wax ci rajo bi waa Sénat ñoom jotoon nañ alerte boobu noonu donc bi ma demee aussi ñoom nee na ma jot nañ alerte boobu aussi on a vérifié encore xoolaat lépp en tout cas daal kon ni mu ko waxee demewul ni seen liste teew na foofu la ca Casablanca waa bunt bi à moins que mu am ñaari Casablanca yu Maroc yéeguma ko mais en tout cas ki nga xam ne moom moo nekk ci Maroc amul benn liste boo xam ne manqué na ci bureau de vote nekk fii leer na kon ñu koy sant di koy gërëm moom Khadim Mbaye ca Casablanca kon mu wax ne liste buntu bi am na listam ni di bulletin yi teew na foofu la ca Maroc rawatina ca Casablanca dellu di koy gërëm baax moom Khadim Mbaye bu ñu jógee Maroc dañuy dem ba Mauritanie foofu tamit doomu Sénégal yi daanaka ay benn rek ñoo dem génn dem wote ji te tamit dañ fa nemmeeku moo di ne mbir yi nag mi ngi jaar yoon amul benn jafe-jafe bu ñu nemmeeku foofu lay ca Mauritanie nga xam te ne doomu Sénégal ñi ngi fa génn dem vote ji dañ ci ànd ak kan toogal ca Mauritanie di Mohamed Diop kon la ñuy àndal jëm ci wàllum vote bi foofu lay ca Mauritanie
ñi ngi xamal sax ci booru 1 heure taux de participation mi ngi woon ci 10% téeméer nit ñoo jël fukki yi ñoom ñoo dem voté ji amul nag benn jafe-jafe lépp mi ngi jaax ci yoon foofa ca Mauritanie Mouhamed Diop kon àndoon na nag moom ci sunu xibaaru français yi mbokk yi kon fi mu toll nii 14h jot na foofu la ñuy yem ci xibaar yi léegi Ami Soumaré moom moo fiy teew ngir wàllum publicité yi laata nag ñuy dellu si waat ni nga ko defee ci suba ba léegi ànd ak yéen ci lépp loo xam te ne soxal na ci élection législative yi Sénégal ñuy tànn seen député 165 député fukk juróom yi sax di 15 yi di ñi nga xam te ne ñooy toogal diaspora bi di député de la diaspora nga xam te ne depuis législative bi ñu génn day am ñoon fi toogal di gërëm ñëpp di leen di gërëm ci ànd beeg RFM di gërëm bu baax Aliou Ba ci wàllu machine bi naka noonu tam Alioune Badara Diallo wante tam Abdou Thiam ak Maysa May ci digital bi